salaamaaleykum mbokku Afrique mbokku diaspora maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam tey nag wax dëgg yàlla vidéo bi nii dama ko def te li nga xam ne moom laa bëgg a expliquer dafa nekk loo xam ne daf ma ñor trop ndax ba ma dégloo tey le secrétaire général de l'ONU muy Antonio Guterres dafa wax ay kàddu yoo xam ne man dama naan ñii lan la ñu bëgg a fexeel ak lan la ñu bëgg Afrique ndax ci mbirum coronavirus bii nii je pense que ñoom bu fekkee ne ñoom dañoo am priorité ñoom seen priorité moo war a nekk pays occidentaux yi seen priorité moo war a nekk France Allemagne Suisse États-Unis ainsi de suite mais Afrique waruñ ko def priorité damay expliquer lu tax ma ne Afrique waruñ ko def priorité ndax ci biir analyse am dafa ne il y aura des millions de morts moom dafa gëm ne virus bi nii dina rey ay millions bakkanu doomu aadama ba pare bu mu jógee foofu mu ne l'Afrique dafa war a nekk préoccupation Nations Unies préoccupation principale bu Nations Unies ci wàllum virus bi kon maanaam ñoom jàpp nañ ne virus bi dina rey ay millions africains donc ñoom ñu ngi préparé wu déjà pour xool ñoom nan la ñuy taxawoo Afrique ci éventualité bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne dina am loolu nag dafa nekk loo xam ne très honnêtement xaw ma ndax ci science lañ ko teg wala ci mathématique wala ci ban logique lañ ko teg mais Afrique même bu fekkee ne am nañu ay moor it solution bi dafa war a nekk solution africaine warul nekk solution boo xam ne day jóge ci àll ba bitim réew pour ñëw Afrique ndax bis bu ñu jëlee sunu bakkan bi sunu yaakaar teg ko ci seeni loxo ñoom dina metti trop te ñun ñu war a mën a ut solution yi ci biir Afrique am solution yi et puis bi ci gën a garaaw mu ne africains yi am na yaakaar ne africains yi nañu ubbi seeni aéroport pour que équipement bi nga xam ne ñoom dañ ko war a andi Afrique ñoom ñu mën a jël équipement yooyu andi leen Afrique c'est-à-dire ñoom commencé nañu planifier déjà ñoom nan la ñuy ñëwee Afrique ak seeni équipement yoo xam ne ñun xamuñu lan la on a ni les tenants ni les aboutissants xamuñu lan moo leen tax a jóg kon ñu war a def ndànk suñu xel war a tey ci li nga xam ne moom la ñu nar waruñu ubbi suñuy aéroport waruñu ubbi suñuy port waruñu ubbi suñuy frontière naan dañuy recevoir ay équipement loolu erreur bu mag a mag a mag a mag a mag la ndax bis bu ñu ubbee suñuy frontière rek lépp lu fa dugg rek ñi nga xam ne ñoo ubbi frontière yi ñoom ñooy nekk responsable problème yi nga xam ne moo am Afrique war nañ ko mun a utal des solutions africaines virus bii nii gënul garaaw ay Ebola te Ebola jaar na Afrique tey ñamu daloon anañu tey ana Guinée Conakry ñu ngi seen jàmm ñu ngi dund ana Sierra Leone kenn waxatul waxu Ebola donc coronavirus bii ñuy wax nii daañ ko utal solution africaine te bu soobee yàlla boroom yërmande bi dana taxawu africains yi ba ñoom liñ ciy yaakaar ndax ñoom dafa mel ni loolu rek la ñuy xaar ñoom li nga xam ne ñoo ngi ko ciy yaakaar ba naan y aura des millions de morts yàlla dina leen rusloo ndax foofu duñ fa yegg kon il faut qu'on fasse très attention parce que monsieur Antonio Guterres mu ngi cité ay G20 naan G20 mën na coordonner opération yi donc dugal nañ ci G20 daañ ci dugal OMS daañ ci dugal Nations Unies dinañu fexe ba nga xam ne organisme yi ëpp doole ci àdduna bi ñoom ñëpp ñu dugal leen ci lan direction Afrique mais pour lan ñoom am nañ leen doy ñun Afrique dama yaakaar ne situation bi ni mu demee nii sax ñoom daf leen jaaxal parce que yaakaaroon nañ ne à l'heure actuelle Afrique on serait déjà à des milliers de morts mais yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem fexe na ba africains yi
yaakaar naa ñoo gën a néewle ñi nga xam ne ñoo faatu ci feebar bi. kon nag di ñaax rek suñu autorités yi ne leen nañu vigilant suñu autorités yi nañu jiital seen xel te bañ a jiital seen xol jéem a trouver ay solution biir Afrique surtout li nga xam ne moo ëpp solo nag mooy suñuy frontière bu ñu ubbi benn frontière naan dañuy dugal ay matériel wala ay équipement wala ay vaccin wala ak lu mu mënta doon. dafa jot tey Afrique bu ñu amee suñuy problème dafa jot tey suñuy problème ñu régler ko à l'africaine mais c'est pas normal à chaque fois ñuy xaar yeneen réew yi ñëw di régler suñuy problème alors que problème yoo xam ne ñun mënoon nañ leen régler te dara duñ ci fekk. ndax problème bi am Mali problème bi am au Sahel bu Sénégal taxawoon Côte d'Ivoire taxaw Ghana taxaw Burkina taxaw Maliens yi taxaw mën nañu régler problème bi en 24 heures. ndax dëkk bu ci nekk bu yónnee woon 20 000 soldats rek dëkk bu ci nekk bu yónnee woon 20 000 soldats léegi 100 000 wala 200 000 soldats taxaw ñooñu xajuñu ci ay groupuscules armés ay groupuscules yoo xam ne ay lance-roquettes ak ay pick-up lañu yor xajuñu ci ñoom en 24 heures ñu régler problème bi Sahel. mais tey africains yi lan la ñuy yabee mooy ñun dañuy toog rek di xaar wala ñuy xaar ay ordre yoo xam ne feneen lay jóge loolu moo war a jeex Afrique te mbirum coronavirus bi ñoom nañ ci génnee seen loxo c'est pas leur problème seen yoon nekku ci. Afrique tey am nañu ay médecins yu compétents am nañ ay borom xam-xam yu compétents yoo xam ne virus bii nii doyu leen sax gàllax ndiko bu ñu leen defee confiance daañu trouver solution bi amaana sax solution bi trouver nañ ko ba pare. kon ngal la nañ ñu dimbali soxlawuñu équipement soxlawuñu ubbi frontière soxlawuñu seen dimbal ndax ñu ngi koy bëgg a làq sax ci affaire dette africaine bi parce que maa ngi journaliste bi di ko poser question naan ko léegi xanaa kon africains yi par rapport ak seen dettes yi dañuy éponger seen dettes yi pour que ñu mën a faire face ci affaire coronavirus bi. mu mel ni loolu tamit beneen genre chantage la maanaam chantage la c'est-à-dire mooy coopérer leen par rapport ak li ñu bëgg a def bu ko defee même bu ñu leen baalul dette bi yëpp ñu éponger une partie de la dette. loolu yëpp ay carte la yoo xam ne ñu ngi koy jouer mais ñun africains yi en tout cas jeunesse africaine bi moom dofuñu ñoom xam nañ bu baax a baax ñii lan la ñu nar. léegi ñun comme suñu gouvernement yi yéen la peuple bi choisir ne leen ngeen défendre ay intérêt ne leen ngeen sàmm seen àq ak seen yelleef kon nag yéen gouvernement yi dañ leen ñaan ngeen dimbali ñu rek ba problème bi nii ñu régler ko ñun Afrique suñu biir te bañ a dépendre ci benn réew soxlawuñu vaccin wu benn réew soxlawuñu ubbi suñu aéroport benn réew problème bi am na law na ci àdduna bi kenn werantewul ne lii am na waaye daañ ko utal solution te solution bi day nekk solution africaine. loolu rek laa ne woon naa ci def benn vidéo bu ndaw waxtaan ci ak samay mbokk samay sœur samay yaay samay frère samay nijaay pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ci pexe yenn doomu aadama yi nga xam ne li nga xam ne moo leen tax a jóg waxaguñu ko waaye buñ demee ba ci kanam dina gën a leer. en tout cas Afrique tey kenn nelawatul ñëpp yeewu nañu grâce aux réseaux sociaux tey alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñëpp yeewu nañu kon lépp loo xam ne rek suñuy noon ñu ngi koy fexeel yàlla suñu borom dina leen weer ba ñu weeru. bu ko defee may jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla defal ñu ñëpp jàmm jërëjëf.